bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faa'izin ar-rabihin xaasatan saahibu haadal kitaab sayyidil imaam Salaahuddin wa jamii'al muhibbiina amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ci jotaay bi weesu ginnaaw bi ñu maanaam ci jotaay bi jiitu bi ko jiitu dañoo gisoon ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñooy groupe. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddoon maanaam nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu diwaan maanaam ak seen ni ñu tooge mooy moom la ñuy wax ahlu daaira di leen wax tamit rijaalul ghayb waaw bu ñu waxee waa ahlu daaira ñoom lañ ciy jublu bu ñu waxee rijaalul ghayb ñoom lañ ciy jublu maanaam rijaalul ghayb nag dañ leen koy wax ndax ay nit lañ ñoo xamante ne nitu ay mystère lañ voilà al ghayb maanaam le mystère voilà le monde intelligible parce que ñoom dañoo bokk ci àdduna boobu maanaam ay nit lañ ñoo xamante ne parce que même bu ñuy déplacé wu di dem fenn nii wala yu mel noonu nit ñi duñ leen gis moo tax mën nañoo ñëw fii nii nekk fii nii te nit ñi duñ leen gis boole ko maanaam àdduna bi yëpp maanaam ci seen soppandiku ci la mbir yi di dawee waaw ci seen soppandiku ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy administrateurs yi c'est-à-dire que ñoom ñooy gouvernement bi nga xamante ne moom mooy dawal mbir yi wala boog plutôt bu ñu waxee dañuy wax ne moom ñooy assemblée bi maanaam assemblée nationale maanaam assemblée générale wala générale plutôt boo xamante ne en assemblée bi nga xam ne mooy dawal maanaam mbir yi borom subhaanahu wa ta'ala lépp lu muy dogal ci ñoom la ko jaarale mais aussi am nañ yeneen i rôle yoo xamante ne la ñuy jouer bokk na ci rôle yi ñuy jouer aussi moom mooy le fait que bu ay musiba wala ay problème naree dal nit ñi maanaam bu nit ñi bàkkaar yu méttee ba mbugal war leen a dal bu mbugal mi naree wàcc du wàcc directement ci mbindeef fi ñoom dañuy nekk comme genre kii bi quoi ñiy baare maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy défendre nit ñi pour loolu bañ a am voilà. comme li alxuraan wax walaw la difaa'un naas wala daf'un naas ci beneen jàngeen ba'duhum li ba'd la fasadatil ardu walaakinna Allaha du fadlin alal aalamiina maanaam bu dul woon ni nit ñi yàlla jañ gi muy jañ nit ñi maanaam défendre gi mu leen di défendre par rapport ak ñeneen ñi konantoon suuf si yëpp day yàqu bu dul woon ñenn ñi day utiliser ñenn ñi pour ñu défendre ñeneen ñi ci des kon suuf si day yàqu loolu nag wax jooju ci tafsiru aaya boobu masalan al imam al-Qurtubi rahimahullah indi na ci ay xadis yoo xamante ne day wax ci waa ahlu diwaan maanaam ci wàllu googu noonu ci bi muy sharh bi muy tafsir aaya boobu kon maanaam ñooñu ay nit lañ kon ñoo xamante ne ñoom ñooy défendre maanaam nit ñi musiba bu naree dal ci xutbu bi la njëkk a dal maanaam bu ñëwee xutbu zaman rawsu bi maanaam moom mooy njëkk a téye affaire yi moom la njëkk lépp ndi di daal léegi moom su ko téye ba affaire bi nag léegi metti 10 après ci lay doog a jël jox ñi ci tegu maanaam yeneen xutbu yi voilà ainsi de suite maanaam groupe yi noonu lay def maanaam groupe bu nekk bu affaire yi ñëwee dafay ñëw téye loolu moom moo tax suuf si yëpp juróom-ñaari iqlim la maanaam mooy ay région juróom-ñaar lañ yoo xamante ne ñoom ñooy suuf si ñoom lañ noonu lañ départager suuf si et que région bu nekk dafa am benn xutbu bu fa nekk maanaam koo xamante ne moom mooy gérer li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu région boobu bon moom mooy l'homme fort foofu noonu mooy ki fi ëpp doole ëpp kàttan gën fa dëgër loolu moom moo tax waa ahlu diwaan malgré que gis nga 366 lañ voilà wala 356 ci beneen compté boo ko compté neneen maanaam mais malgré loolu kon ñoom nombre la conséquent quand même mais malgré loolu le fait que ñu tasaaroo ci suuf si loolu moom moo tax ñuy naqaree dajale parce que ci 7,2 milliards yi ñu nekk wala lu ko ëpp tuuti 356 personnes kese loolu bariwuñu
voilà c'est dafa tuuti loolu moom moo tax ñu naqare dajal c'est-à-dire que du ñu dëkk ñoom ñëpp ci benn place ngi lay dëkk fii kii dëkk ne kii dëkk fële keneen dëkk feneen et cetera voilà loolu la donc ñoom ñooñu waa ahlu diwaan kon ñoom noonu la ñuy mais kon groupe yooyu yëpp bu kenn ku nekk kon bu ñëwee maanaam bu dalee ci kenn ki affaire bi après mu jox ñett ñi bu ñëwee ba supporter ba affaire kii dañuy jox juróom yi ci des juróom ñi nga xam mooy groupe juróom yi ñooñu bu ñu demee ba supporter ba affaire bi kii ñu daal di jàllale jox ci groupe bu juróom ñaari nit ñi ñooñu après ñooñu bu ñu supporter ba pare mu daal di jàll ñu daal di jàllale leneen li ci des a kës néew maanaam ñu jàllale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy groupe 40 personnes yi ñooñu tam bu ñu supporter li ñu mën a supporter yépp après dañuy bàyyi mujj li ci des jàll ñu daal di supporter maanaam ñu daal di koy jox groupe 300 personnes yi mais bu jugee ci ñooñu rek ci lay ñëw ci ñu baax ñi maanaam ñeneen ñi nga xam ne ay nitu yàlla lañ gaa yu mag mais yéeguñu degré maanaam nekkuñu bokkuñu ci waa ahlu diwaan maanaam nekkuñu ci groupe boobu ñoom nag ci la ñuy recevoir métiers yi coono yi ak problème yi nattu yi xat-xat yi voilà et cetera nattu yëpp daal nattu yi daal musiba yi daal ci lañ koy recevoir téye ko léegi nag su gaa yi ku nekk nag dañ lay nattu selon li nga mën a attan maanaam yàlla buy nattu nit da koy nattu selon li nga xamante ne moom nattu bopp war na ko mën a attan léegi bu fekkente ne nattu boobu ñëw na après gaa yi ci des acca ñu bàyyi li ci des jàll noonu lay demee ba ci bopp koñ bi sax koñ bi musiba bi dara dal sax ka fa gën a baax maanaam ñooñu ñamatane ñooñu ci li ñoom lay jëkk dal maanaam lu waaye gën a baax rek nattu bi ci ñoom lay jëkke waaw nattu bi foofu lay njëkke waaw nattu bi moom day tànn voilà foofu lay njëkke donc voilà bu yegsee nag après loolu moo tax yent bi ne sallallahu alayhi wasallam ashaddu an-nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal ñi gën a tar nit ci nit ñi ci gën a mettile ay nattu mooy yenent yi ay sasam topp lu nit di gën a mel nuroog yenent yi rek di gën a mettile nattu aussi mbir mi noonu lay demee léegi nag ba nga xamante ne léeg-léeg moo tax léeg-léeg après nag gaa yi nga xam ne ba mu yegg si sax après ci simple jullit ñi après nag mu doog a ñëw nag ci yéeféer yi nag waaw yéeféer yi ñëw dégg nga mu doog a ñëw ci ñoom voilà affaire bi noonu lay dem léegi nag loolu c'est dans un cadre général voilà dans un cadre général mais loolu moo tax nag day wane maanaam nit ki ni ko yàlla soppe maanaam ni ko yàlla soppe loolu moom moo tax yàlla képp ku mu sopp noonu lay def mooy inna allah idha ahabba qawman ibtalahum yàlla su soppee ay nit comme li xadis bi wax da leen di nattu parce que yàlla buy xool mbindeef yi da leen di xoolee maanaam bëtu mbëggeel googu nag ku mu ko xoolee daf lay nattu voilà da lay teg ay nattu voilà yooyu nag nattu yooyu nag boo ko matalee léegi nag mu daal lay tànn dégg nga def la boole la ci way tànn yëfam yu mag yi def la et cetera mais loolu moom faw foofu nga jaar mooy jalaal bi parce que dafa am foofu moom dalay def léegi foofu la lay jaar mooy comme ni exemple bi ñuy faral di jox rek or bu ñu ko jëlee dañ koy dugal ci taal bi dégg nga def ak kii ko waaw ba bu génnee mu daal di rafet lool tawakkal mel na war a mel bi sénti yéeg di kii noonu la tamit yoonu yàlla noonu la mel c'est-à-dire que dafa ànd ak ay nattu daa ànd ak ay problème daa ànd ak ay xat-xat daa ànd ak ay coono dafa ànd ak ay maanaam dafa ànd ak presque maanaam xeetu problème yëpp la àndal te beneen affaire la mooy ñooñu nga xamante ne nag léegi ñoom la yàlla gën a sopp ci mbindeef yi ñoom lu mu seen nattu da leen di dal tout le temps saa su nekk du ñu jug ci nattu tout le temps amuñu répit mais malgré loolu en fait ñoom ñooy ñi gën a bëgg ci àdduna maanaam ñoom ñooy ñi gën a heureux ñooy ñi gën a chanceux aussi ci àdduna voilà maanaam malgré loolu ñoom ñooy ñi gën a maanaam nattu bi da leen di daal mais day mel ni comme si benn brise ngelaw rek bu ñëw romb leen en fait du leen dal bu leen dalee aussi ci biti rek lay dal mais seen intérieur mbégte moo ci nekk
ndax leer moo ci nekk seen intérieur seen biir ak maanaam ak bànneex moo ci nekk ce qui fait que maanaam même bu nattu bi lu mu metti ci biti maanaam c'est comme benn brise rek bu leen romb en fait c'est comme benn brise rek bu leen romb voilà loolu bokk na ci waa ahlu diwaan bokk na ci seen ngëneel ci seen njariñ maanaam ci àdduna bi voilà et que borom bi subhaanahu wa ta'ala àdduna bi yëpp maanaam day dawee ci ñoom aussi loolu bon ñooñu groupe boobu gisoon nañ leen ci jotaay bii weesu nag gisoon nañu groupe bi nga xamante ne ñoom ñoo leen féete kaw tuuti maanaam ñoom am na ñoo xamante ne dañoo génn ci seen loo ñoom maanaam ñoom ñoo leen féete kaw mooy groupe afraad yu mag yi mooy mafatih yi nga xamante ne mooy mafatihul kunuz yi muy waa ahlul itlaq yi ñoom ils sont au-dessus ñoom ñoo gën a féete kaw mooy ahlul mahabbati voilà ñoom ñoo gën a féete kaw parce que en fait groupe afraad yooyu mooy waa ahlul maqaamul qurba ñoom ñoo yor maqaama ñi jege yàlla dëgg voilà bu ñu doon joxe exemple fii nii walillahi al-masal dañuy joxe exemple lu palais bi c'est-à-dire que ñoom ñoo nekk ci palais de la république c'est-à-dire que ñoom palais bi fa lañ dëkk palais buur bi mooy yàlla fa lañ nekk foofu mooy seen siège duñ fa jóge et que dañoo jege seen borom voilà amuñu ay responsabilité ci biti comme waa ahlu diwaan ñoom comme genre assemblée bi lañu comme assemblée nationale ce qui fait que loi yi daw ci réew mi ñoom ñoo koy voter mais ñi nekk ci palais bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk voilà comme tey Élysée ñu jox exemple ñi nekk Élysée nga xamante ne ñoom ñooy les proches du président maanaam ñoo ko jege dëgg ci ñoom amuñu maanaam ci cadre kii lay waxuma cadre politique bi maa ngi ci cadre bi ba tey yii yëpp ay exemple kii la rek tur yi ma joxe nii c'est pour nga am voilà c'est-à-dire que ñooñu nekk foofu noonu ci palais bi ñoom amuñu rôle bu précis bu ñu leen di jox ci réew mi d'ailleurs waa réew mi xamuñu leen waa réew mi ñii lañ xam député yi ñoom député yi lañ xam c'est-à-dire que tey waa ahlu diwaan ak yooyu ñoom mën nañ leen xam facilement wala mën nañ leen approcher wala mën nañ nekk ay nit bon pas facilement parce que duñu leen xàmmee mais li ma ci jublu woon moom mooy mën nañu xam seen rôle ni ñii lii mooy seen rôle abdaal yi lii la ñuy def voilà aqtaab yi xutbu yi lii la ñuy liggéey nujabaa yi lii lañ nekkee nuqabaa yi nii lañ mel et cetera voilà donc ñooñu mën nañ ko xam mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlul mahabbati ñooñu ahlul itlaq maanaam maqaamul qurba voilà ñi nekk ci maqaamul qurba boobu maanaam nga xam ne dañ jege seen borom subhaanahu wa ta'ala dëgg maanaam nekk ci palais bi ñooñu amuñu rôle bu précis voilà amul rôle ci seen àdduna bi amuñu ci benn rôle ñoom li ñu am daal mooy jege nañ buur bi voilà ñoom proche président bi lañ palais foofu lañ logé duñ fa jóge parce que président da leen bëgg ba nga xamante ne bëggul ñu sori ko maanaam du leen délégué fenn bëggul ñu sori ko ci wetam rek la ñu ne tout le temps ci wetam la ñu ne et que da leen di jox da leen wutal comme que ñoom joxu leen benn responsabilité précise c'est-à-dire que duñu ay ministre duñu ay député duñu ay kii bon xam nga député yi de temps en temps rek la ñuy gis président du tout le temps lay dem assemblée nationale alors que ñoom meluñu noonu ñoom tout le temps ñi ngi ak président ñoom loolu moo leen wutale ak waa ahlu diwaan et que donc tout le temps ñoom président daf comme que joxu leen benn rôle bu précis daf leen wutal benn caisse noire boo xamante ne tout le temps ci lañ mooy seen salaire en fait amul fu mu yem alors que député bi il faut ñu voter loi war ni kat ñoom salaire bii la ñuy am voilà loolu moo leen wutale et que ñoom donc ci seen caisse noire googu la ñuy yor ñoom dañuy yor sirru hada ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab suñu mayangoo joxeel comme li mu wax yent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam
sunu maye ngoog joxeel xéewal wala boog nga téye lu la neex sans régler sans mu am compter del joxe rek del dépenser rek del maye del def lu la neex amuñu restriction ci dara loolu tax ñu voilà donc ñoom aussi ci seen biir groupe bi ñoom ñëpp tamit tolloowuñu kenn ku ci nekk ak borom bi subhaanahu wa ta'ala li mu namm ci yow li nga xamante ne moom la def ci yow ci ay particularités ñenn ñi daf leen a jox rek li nga xam ne moom la ñu tuddee alxullat maanaam ak cofeel ak maanaam ak xaritoo comme ni mu joxoon maam Ibrahima alayhi salaam nga xam ne moom la jàppe woon xaritam waaw ñoom loolu la leen defal ñeneen ñi ci des nag daf leen a jox li nga xamante ne moom mooy almahabbatu mooy cofeel gu tar gi nga xamante ne moom mooy comme li mu joxoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nag ñooy ñi gën a kawe ñooñu nag ñoom ñooy dëgg ahlul itlaq yi ñoom ñooy mafatihul kunuz yu mag yi parce que sinon am na kenn ku leen féete kaw ñëpp plafonné leen kooku moom mooy xaatamul awliya mooy ki nga xam ne moom moo tëj mboolem wàllu yi moom Mawlana Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu voilà kon ñoom ci seen biir maanaam boo xoolee dañu am aussi processus maanaam ñoom tamit xëyuñu xëy rek ndax comme ni ñu wax ndax xëyul xëy sotti voilà du ne rek dañoo jékki-jékki rek ñu ne waaw waa ji muuru juddu la tey ñu ne waaw ñu ne moom de léegi ci ahlul mahabbat la bokk wala ahlul islaq la bokk mbir mi demeewut noonu c'est-à-dire que cheminement la et que cheminement spirituel la boo xamante ne nit ki daf ko war a parce que ci jotaay bi weesu dañu wax ci ñoom seen caractéristique maanaam voilà ci caractéristique yi mais tey avant ñuy continuer insha allah bu ñu ko comme temps bi maye dañuy wax ci seen maanaam ci lenn ci seen cheminement ci seen processus pour accéder ci quand même ci loolu parce que du maanaam xëyul xëy rek ndar xëyul xëy sotti maanaam nit ki tey du juddu tey parce que rek ñu ne waa ji léegi ci waa ahlul itlaq la bokk mbir mi demewul noonu wala muy nelaw ñu yee ko ni ko tëb jógal léegi ahlul itlaq nga bokk affaire bi demewul noonu dafa am yoon boo xamante ne moom la ñu tànn c'est-à-dire que yoon bi ñu tànn mooy al-ubudiyyatul mahda maanaam mooy dañoo nangoo nekk jaamu yàlla mais bu raxul dara ay jaamu yàlla lañ mais raxul dara c'est-à-dire que ñoom duñu ay jaamu àdduna parce que am na ñoo xamante ne àdduna la ñuy jaamu c'est-à-dire que ci seen biir jaamu yàlla yi ñuy def tamit àdduna lañ ciy jaamu c'est-à-dire que dañ naan par exemple mbir sàngam day boo ci nekkee ba ñu xam la ci dana la waral poste yi di la yomb dana waral nangam di la yomb dana waral nangam comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee wala boog ñuy nekk ñoo xamante ne dañuy maanaam dañ ciy wutaale benn reconnaissance sociale yooyu yëpp àdduna nga jaamu wala boog mu am ci ñoo xamante ne dañ ciy wut ay xeeti maanaam di sikkar yenn sikkare parce que dañ xam ne loolu boo ko dee def day lay jox xaalis wala day tax nga am maanaam say aajo sàngam day faj wala day tax nga mën a kii yooyu noonu donc yooyu yëpp àdduna ngay jaamu en réalité mais borom bi subhaanahu wa ta'ala ci mbaaxam ak ngëneelam gu màgg moom moo tax mu lay nangul parce que normalement ku mel noonu kuy def loolu kooku dañ ko war a dàq maanaam kooku li nga xam ne moom mooy mérite li bi mu am mooy ku ñu dàqee ci pays yàlla bi soril ko lool bañ ko nangul dara effectivement dinañ ko dàq ci pays yàlla bi dinañ ko soril buntu yàlla lu mu gën di sax ci boobu xaal yàlla di ko gën a tëjal buntam di gën a verrouiller buntu bi contre moom loolu moom am na mais borom subhaanahu wa ta'ala ci yërmandeem nag du ko xañ objectif am comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa maanaam jëf yëpp ci yéene la aju te kenn ku ci nekk li nga yéene moom lañ lay jox donc ce qui fait que nit ki su dee borom bi nag subhaanahu wa ta'ala dafa am benn système intégré bu mu mettre en place ci àdduna bi ci univers bi
de telle sorte que soo dee def benn mbir boo xamante ne da nga koo def ni ko charia bëggee ni nga ko diglee wala boog ni nga xamante ne noonu la ko règle bi laaje ba nga def ko ba pare même bu dee sa intention mooy loo xamante ne profit wu àdduna la dafa am benn système boo xamante ne day déclenché wu système boobu déclenché wu nag moom mooy tax ba affaire bi di mën a am maanaam di sotti. moo tax par exemple boo bindee benn affaire ñu ne lii nangam boo ko bindee xooj ko naan ko nangam da ngay gis boo demee nit ñi dañ ngay bëgg nga daal di koy def nga gis affaire bi di dox nga dem nit ñi bëgg la. wala boog nangam kat soo ko sikaree boo ko kiwee dégg nga day tax xaalis yomb nga di ko def sikar ko xaalis ñëw te pourtant normalement loolu jaamu yàlla rek lañ ko waroon defee mais da nga ko def pourtant affaire bi day am parce que lan. parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa mettre en place benn système boo xamante ne noonu lay doxee nga xamante ne lépp comme adduna bi yëpp univers bi yëpp en fait du dara lu un ensemble ci ay turu yàlla ak ay melo yoo xamante ne ñoom ñooy daw loolu moom moo tax soo yëngalee tur yooyu noonu c'est-à-dire que système bi day daal di yëngatu système bi day daal di yëngatu daal di dox exactement comme ni nga xamante ne noonu la procédure bi war a amee mais kooku. léeg-léeg sax mu di ko def di ci am bànneex di gis ne mi ngi def nangam affaire baa ngi indi résultat wala yooyu loolu moom moo tax ngeen di gis nit bind alxuraan nii pour na diw dee wala mu dof mu daal di koy def waa ji dee dof yooyu yëpp dañ koy def mais kooku loolu si la wala mu sikar benn affaire tudd ci ne nangam boo ko sikaree dugal ci turu diw nangam da koy dal wala yu mel noonu nga xam nga affaire yooyu am na. mais da mun ñu def ko affaire bi dox affaire bi marché mais loolu malgré que mu am loolu tegtalewul en aucun cas benn niveau spirituel ki ko def tegtalewul loolu parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala moo mettre en place un système boo xamante ne loolu lay def comme ni nga xamante ne boo jëlee paaka jam ko ci biiru nit bu fekkente ne mbir mi ci situation normale la paaka bu ñaw a ñaw boo ko jamee ak benn force bu précise nga dugal ko ci biiru nit ki biir bi day bëtt te bu bëttee mën na faa jaare dee wala nga jam ko ci xol bi mën naa dee waaw loolu mais loolu parce que loolu luy dox la moo tax tamit même système boobu bi borom subhaanahu wa ta'ala mettre en place ci univers bi yëpp moom moo waral tey par exemple tey bu may ñaanal kenn par exemple bu ma bëggee ñaanal Modou Ndiaye damay taxaw rek daal di tudd turam daal di wax yàlla jox ko nangam ak nangam ñaan bi bu nangoo rek da ngay gis système boobu yëpp déclenché wu. système bi déclenché wu te man pourtant gisuma Modou Ndiaye dégguma ko jàkkaarloowuma ak moom defuma dara mais turam rek laa tudd ñaan bi affaire bi yëpp système adduna bi yëpp déclenché wu pour dem ci loolu et que li ma ko ñaanal mu dal ko c'est-à-dire que borom subhaanahu wa ta'ala moom moo doxale noonu addunaam moom moo ko construire noonu construction la boo xamante ne bu yéeme la bu jéggi dayoo boo xamante ne moom moo ko defee noonu maintenant comme ki nga xamante ne dafay jaamu yàlla ngir ne dafa bëgg su waaw ndax bu sottee nangam ma am nangam loo xam ne fi àdduna la yàlla mën na ko bañ a xañ résultat boobu mais loolu yërmandeem ak mbaaxam bu jéggi dayo moo waral loolu moo waral yàlla dem di def noonu mais sinon li mu yelloo moom mooy ñu dàq ko ba pare ñu teg ko ci ay punition parce que loo xamante ne la dañ ko war a def ngir yàlla mu di ko def ngir àdduna voilà kooku bokkaale la shirkul agrab la tudd mooy bokkaale yi nga xamante ne bokkaale objectif yi la ak namm-nampee mais kooku nag dina am beneen punition bu gën a tar bu gën a metti mooy lan mooy yàlla da koy dàq ci payam c'est-à-dire que da koy soril boppam day tëj boppam wëlif ko c'est-à-dire que buntam yépp da koy tëj contre moom kooku du yegg ci yàlla kooku du mën yegg ci yàlla ndax loolu voilà da koy tëj contre moom même bu ko dee def di ci am résultat sax loolu moo tax ñu bari di nax seen bopp di wóoru foofu nga xam ne bu ñu jàppee yenn kii rek mooy voilà rek di yëngal dara nii wala ñu sikkar dara affaire yi ñuy gis résultat bi ci àdduna nii ci biti rek ñu jàpp ne ñoom c'est que dañoo jege yàlla moo tax xam nga li may sikkar moo tax wala yooyu nangam alors que déedéet alors qu'en réalité ñoom comprendre ñu ne lu ñu gën di nekk ci loolu ñuy gën a sori yàlla et que
kiiraay gi maanaam voile yi nga xam ne ñoo dox diggante seen diggante ak seen borom day gën a tar day gën a épaissir lu tax muy gën a tar luy ko tax muy gën a épaissir parce que en fait dañuy gën a nax seen bopp dañuy gën a woru ci ni mbir mi di doxe ndax lan ndax loolu da leen di sorel ñuy jaamu yàlla ngir yàllay kese léegi ñoom ñooy ñi nga xamante ne jaamu yàlla gi ci wàllu àdduna lañ ko jëmale am na ñeneen ñoo xamante ne bu ñuy jaamu yàlla dañ koy def maanaam ci wàllu ngir àllaxira c'est-à-dire que dañuy dégg àjjana ak na mu neexe ak safara ak na mu mettee ak dégg maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy xéewal yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak par exemple tabax yu rafet ya fa am ak ñam yu neex yi ak wurul ay nii ak masalan ndox yu neex yi et cetera ñu daal di commencer nag di sikar di julli di woor di def lu ne ngir dugg ci ñooñu am nañu voile mais seen voile dafa gën a sew dafa gën a tuuti par rapport ak ku njëkk ki nga xamante ne moom laa tuddoon léegi ñooñu ba tey seen voile lu lëndëm la ba tey du voile lu leer am nañ voile mais voile lu lëndëm la ba tey mais kooku noonu am na mais moo tane que moo ko gën sax kay la ñuy wax voilà c'est-à-dire que moom léeg-léeg amma gi maanaam masse populaire bi ñoom foofu lañ mën a yam seen niveau foofu la yam loolu moom moo tax masse populaire yi duñ nekk ay wàll yu nii loolu moom moo tax parce que ñoom mënuñu concevoir dara lu dul ne il faut ma def lii pour mu mën ci pour mu mën ci am ay tiyaaba ñoom maanaam noonu la ñuy mën a raisonner te loolu c'est normal c'est normal parce que niveau spirituel bi moo élevé wul c'est normal kooku kenn du ko sax ŋaññi en fait kooku ku mel noonu sax da nga koy bàyyi ci noonu mu mel nga dëgëral ko ci ba keroog muy am niveau spirituel bu mën a comprendre niveau yi gën a kawe mais loolu day tax ba tamit du mën a jege yàlla ndax day dox digganteem ak borom subhaanahu wa ta'ala et que li ko yàlla di nangul même bu nekkee àjjana kooku noonu même bu duggee àjjana lam fay am kenn ci ñi nga xamante ne ñoom dañuy jaamu yàlla ngir yàlla kese mooy arif billahi ñooñu noonu mooy ñi nàndite yi ñooñu bu ñu amee benn tiers biir àjjana lañ fay am ci ay xeeti xéewal moo ëpp doole maanaam junni yoon maanaam ñoom ñi lañuy am ci seen biiru lañuy sax àdduna pour l'éternité ci àjjana bokk voilà li ñuy sax àjjana pour l'éternité kenn ki nga xam ne moom da doon jaamu yàlla ngir yàlla kese bu ko yàlla dugalee àjjana loola la cay am te ñee boo gisee ñu dugal leen àjjana ci barke ñii la maanaam barke ñii nga xamante ne ñoom dañuy yàlla jaamu yàlla ngir yàlla kese maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ne la nga jaamu ma dama la bind pour nga jaamu ma ngir man mais waxul pour mu bind la pour nga jaamu ma ngir après yow mu nekk sa intérêt bu loolu maanaam waxul ne demal nga toppatoo sa intérêt boobu parce que en fait loolu la ki nga xamante ne àllaaxira rek lay wut maanaam nan lay def ba mucc sawara nu muy def ba dem àjjana nan lay def ba affaire yi neex foofu nan la maanaam kooku ba tey jaamoogul yàlla maanaam ay intérêt rek la nekk di jaamu loolu ba tey moom di mais loolu ama gi mënuñu ko comprendre en fait awaam gi maanaam ama gi mooy la masse populaire le commun là ñoom mënuñu comprendre affaire boobu loolu moom moo tax ñoom tout le temps da leen di bàyyi ci façon bi ñuy raisonner aussi ah oui damay def lii parce que daf lay permettre nga am ay xasanaat yu baax damay def lii parce que day dina boo ko defee dañ lay tabaxal naa nga mi kër àjjana lii boo ko kiwee mais nga bàyyi leen ci loolu pourquoi parce que ñoom mënuñu am en fait amuñu compréhension bi leen di may ñu mën a dem ci beneen niveau bi gën a kawe nga xam ne danga naan leen defal abstraction ci loolu lépp te nga jaamu yàlla ngir moom ne mooy yàlla dañ ko war a jaamu voilà loolu am na maanaam ki nga xam ne tamit day jaamu yàlla ngir yàlla kese ñooñu ñooy yegg ci yàlla mais am na tamit ñeneen ñoo xamante ne ñoom dañuy jaamu yàlla ngir sopp gi ñu ko sopp rek mooy waa ahlul mahabbati maanaam dañ koy jaamu ngir sopp gi ñu ko sopp kese voilà ngir bëgg gi ñu ko bëgg maanaam voilà et que mais loolu pour mu mën a nekk il faut que borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñu la maanaam manifesté wu ci taaram maanaam lépp luy tax nga mën koo sopp parce que sinon doo ko mën loolu kenn mën ko lu loolu am mais loolu su amee dañuy gis nag àdduna bi yépp
dans son ensemble day nekk ay maanaam mbir yoo xamante ne da nga ciy mën a contempler borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam xaalatu mushahada boobu day am et que tout le temps yow yaa ngi nekk ci jaamu yàlla mboolem li yàlla di digle ci wàllu sharia bi da nga ciy taxaw ci kiim kattan def ci li nga mën lépp mboolem li muy tere da nga koy sori day ak sori mboolem li nga xamante ne sunna Yonent bi la sallallahu alayhi wasallam da nga koy sàmmoonteel di ko jéem a doxal di ci jéem a taxaw ni nga xamante ne moom mooy ni mu ko digle sallallahu alayhi wasallam ak ni mu ko doon doxal lan ngir ne rek maanaam ngir da ngaa bokk ci waa ahlu maqaama afala akun abdan shakuran lu Yonent bi wax na sallallahu alayhi wasallam lan moo tere ma nekk jaam bi nga xamante ne damay sax di sant di gërëm rek sama borom subhaanahu wa ta'ala. maintenant xaal boobu nag li nga xamante ne moom moo ci njëkk mooy lan mooy da nga foog nga purifier sa xol foog nga laabal ko foog nga génn ci yépp yoo xamante ne ay takk-takk la parce que loolu suluk la ak sóobu la maintenant sóobu gi dafa am ñaar xam nga moo tax tariqa bi masala yoon bi nga xamante ne moom la ci nit ñi di jël ay niveau la dafa am ñoo xamante ne moom muhibbuna rek lañ ñoom dañoo sopp kese te ñoom tamit ñaari niveau lañ ñi sopp ñaar lañ dafa am ñi nga xamante ne ñoom boolewuñ seen bopp ci taalibe Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mais sopp nañ Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu parce que wàllu la nangul nañ ko te jàpp nañ ni li muy wax yëpp dëgg la ba pare may nañu jàmm waa tariqa ñooñu benn groupe lañ xëy yi ñuy wax ci tariqa bi garantie yi ñoom dañ ciy bokk maanaam yi ci yenn garantie yi mu am ñi nga xamante ne ci seen biir ñoom dañ cee yokk leneen maanaam mooy dañu identifier wu comme état ay Tidiane ay taalibe Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu malgré que jëluñu tariqa bi voilà sympathisant voilà mooy sympathisant yi mais ñooñu ba tey ñooñu dañ leen di boole ci Tidiane yi dañ naan waa ji ab Tidiane la maanaam muta'alliqun ci bi Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak muntasibuna ilayhi maanaam ñooñu dañoo aju ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba pare askanoo ci moom ñooñu beneen groupe la mu am beneen groupe bi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee al-akhizuna maanaam mooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp tariqa bi dañoo jël wér mooy membre mais membre boobu nag simple membre boobu nga xam ne da nga jël wird am na ay ngëneel yu bari yu ci aju mais ngëneel yooyu yëpp taxul woon ñuy jël wird maanaam mais garawul kooku tamit benn niveau la moom mais ñooñu am na beneen groupe nag mooy ñi nga xamante ne nag ñoom saalikuuna lañ ñoom nag dañoo sóobu ci tariqa bi maanaam ñoom jàppuñu tariqa bi rek jàppuñu wird rek yem ci mais dañoo sóobu ci tariqa bi c'est-à-dire mboolem lu idéologie wu tariqa bi ak façon doxalin bi maanaam mooy maanaam li tax tariqa bi ñu naan ko tariqatul hamdi wa shukr tariqatul mahabbati wa shukr voilà lu tax ñu koy wax maanaam tariqa bi tariqa cofeel la mbëggeel la mooy moteur bi koy dawal ak di gërëm yàlla foo tollu di ko sant ci sa mboolem doxalin yi sa biir ak sa biti loolu moom mooy loolu nag ñoom loolu lu ñu sóobu maanaam cheminement boobu ci la ñu sóobu ñoom ñu dëgg nag ñooy waa tariqa bi wala soit da ngay mel noonu wala boo nga nekk koo xam te ne dañ laa jazbu maanaam yow jël nga wird nii mais dañ la maanaam yow soobuwuloo pour mën a am yenn niveau yi wala pour mën a yegg fenn fa wala yooyu mais dañ la bijji dañ la attirer mooy attraction voilà attraction la dañ laa jàpp rek xëcc la yëkkati la ci yenn place yi ci yenn maqaame yi voilà dañ la yëkkati ci yenn maqaame yi donc loolu moom mooy jazbu léegi nag ki nga xamante ne moo sóobu mais comme majzub bariwuñu parce que fi mu tollu kuy xaar ñu jazbu la comme ñoom bariwuñu en réalité képp ku jël tariqa bi képp ku bokk ci tariqa bi ci mahbubuna yooyu nga bokk maanaam ñi nga xam ne dañ leen a sopp la ci muraaduna yooyu nga bokk nga xam ne dañ leen a namm maanaam
dañ lay wax dañuy wax al muridu tijaan yi maanaam muridu taalibi tijaan bi dañ koy wax de manière générale mais en réalité muraad lañu loolu mooy vérité bi mooy ne ku ñu namm nga ku ñu bëgg nga ku ñu xëcc nga ku ñu indi nga ku ñu woo nga ku ñu jëlsi nga ku ñu yëkkati nga ba nga ñëw teg ba nga bokk ci fii mais en réalité loolu mooy li xew mais dañuy wax ne taalibe la maanaam murid la dafa bëgg na mu ñëw am volonté yegg si am détermination résolution yi bëgg ñu yegg si mais groupe boobu nga xamante ne dañoo sóobu kon maanaam ñooñu il faut que maanaam tarixa bi dëgg-dëgg soo ci bëggee jariñ il faut nga sóobu maanaam jël wird bi kii yooyu yëpp baax na mais lu tax ku sóobuwul du bokk dëgg ci waa tarixa bi maanaam pas bokkul ci waa tarixa bi mais maanaam artiste lañ koy jàppe maanaam dafa jël rek am na nag ngëneel yii ñuy wax ci tarixa bi naan ku jàpp tarixa bi nangam ku jàpp tarixa bi nangam ku jàpp yooyu di nga ko am danga ko am mais dafa am lu lay manqué mooy la tax tarixa bi dëgg mu jóg mooy lan mooy nga bokk ci waa yàlla ci gaayu yàlla yi maanaam nga bañ a bokk ci gaayu àdduna doo bokk ci gaayu àllaaxira mais doo gaayu yàlla ngay bokk voilà ci gaayu yàlla yi ngay bokk doo nekk kon ci ahlu dunya doo bokk ci ahlul aaxirati ba pare attention doo bokk ci ahlul maqaamaat yi tamit boroom maqaama yi déedéet ahlullahi te ñoom ñooy ñan ñooy ahlullahi ahlul mahabbati ahlullahi yàlla voilà ñooy ahlullahi ñooy nit yàlla yi maanaam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waay yàlla maanaam ñoom ci seen bopp ñoo bokk kër yàlla voilà mooy ñi nga xamante ne kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànn benn leen ci biir nit ñi tànn leen ci biir tànneef yu màgg yi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi ñuy cheminer dañoo sóobu ci idéologie dëgg tarixa bi et que par loolu ci ngay mën a amee ci ngay mën a jaaree nekk ci bokk ci ñoom maanaam du rek ni ku dul tiijaan mënoo ci bokk loolu tekkiwul loolu parce que am na ñoo xam ne du ñu ay tiijaan te bokk nañ ci groupe boobu waa ahlul itlaq mais en fait ci biir ni tarixa bi doxe ku bëgg a bokk ci waa ahlul itlaq ci waa ahlul mahabbati ñooñu mooy mafatihul kunuz yooyu afraad yu kawe yooyu il faut que nga sóobu wala xanaa ñu jas bu la te bu ñu la jas boo tamit fokk ngay sóobu wala en même temps c'est-à-dire que sóobu gi kon da ngay sóobu sóobu gi nag li mu consister mooy d'abord nga wéral sa mbëggeel ak sa cofeel gu sax wér te dëggu ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyid Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mais mu dëggu vraiment mu dëggu sincère mu nekk nga nekk koo xamante ne sa biir ak sa biti yëpp day fees mbëggeel googu ba nga xamante ne yow sa en fait gis nga da maanaam dangay dem ba dangay gëlëm ci biir mbëggeel googu maanaam tout le temps ci loolu ngay nekk sa dem ak sa dikk yëpp ci loolu lay ne ci mbëggeel googu lay nekk moom ngay waxe moom ngay defe moom ngay doxale sa jikko yi ñooñu lay mel say waxu ñooñu lay mel say doxalinu ñooñu lay mel te ñoom ñooy ñan mooy li yonent bi meloon sallallahu alayhi wasallam mooy ni yonent bi meloon sallallahu alayhi wasallam mooy ni saxaaba yi meloon radiyallahu anhum moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo meloon noonu ñoo incarné woon xaqiiqatan maqaama boobu maqaama yooyu ñoom ñoo ko incarné woon de manière totale et parfaite voilà moo tax doo leen gis moo tax saxaaba yi amuñu woon leneen lu dul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen lépp jaraloon maanaam amul lu mu leen jaralul woon ci loolu rek lañ nekkoon ci lañ daan xëy ci lañ daan gont seen mboolem yëngatu yi seen mboolem dal yi ci loolu la yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà sharia bi lañu sàmmonteeloon sàmmonteeg moom dayoo sàmmonte téye ko téyewin bu dëgër bu mat sëkk noonu lañ doon doxee te noonu tamit mooy yoon bi
de telle sorte que doo xool ndax mbir yi lan mooy farata ci li ngay def ak lan moo ci sunna maanaam sunna bi fuqaha yi di wax sunna maanaam ngëneel déedéet nii la yent bi sallallahu alayhi wasallam daan doxale noonu laay doxal lii la yent bi bëggoon loolu laay bëgg nii la yent bi sallallahu alayhi wasallam mébétee mbir yi noonu laa koy defe voilà yent bi sallallahu alayhi wasallam jikkoom lii la woon ma jël jikko yi meloo noonu surtout yi nga xamante ne ay jikkoy xol la lu demee nekke ak tawaadon mooy humilité mooy wàcce sa bopp modestie mu bañ a nekk fausse modestie mais mu nekk vraie modestie humilité voilà dans son vrai sens du terme voilà dans son vrai sens du terme hein la vraie modestie voilà voilà moom mooy lan mooy nga bañ a considérer sa bopp lu dul ne jaamu yàlla nga et que doo gis sa bopp benn ngëneel te doo jàppal sa bopp benn ngëneel te doo woote benn ngëneel wala benn particularité ci biir nitu yàlla yu mag yi waxuma ak ci biir masse populaire bi aussi doo leen maanaam doo leen maanaam doo yëkkati sa bopp ci kaw kenn da ngay jàppee sa bopp comme kenn ci biir jaamu yàlla yi et que yàlla jaam bu mu am na lu mu def ci moom jaam bu mu am na ngëneel yu mu def ci moom jaam bu mu am na fu mu jaar ak moom fu particulier jaam bu mu am loolu la doxal moom yàlla bu fekkontu na woon li mu bëgg jaam yi li mu leen sopp bu jéggi dayo du leen bind waxuma laa mu leen di def nit yàlla ku mu soppul bëgg la dëgg du la sax bind parce que bu la bindee rek mooy am na préoccupation bu mu am ci yow mooy atina googu mooy préoccupation maanaam nga yitteel ko ba tax mu génnee la ci inexistence ñàkk am indi la ci existence ba pare continuer di toppatoo say mbir di la jàppale di la defar di la yëkkati di la yar di la màggal di la et cetera di la dundal di yegsi di def ngelaw li di yegsi ci yow et cetera ak yeneen maanaam mu bañ la seetaan loolu ku mu bëggul du ko defal loolu kon bëgg gu tar gi nga xamante ne moom leen bëgg moo tax ginnaaw ba nag yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom nga bëgg kon ku mu bëgg da nga koy lan da koy bëgg kon mbindeef yépp noonu maanaam loolu il faut que nga am kii boobu état d'esprit boobu que par loolu ci ngay amee modestie bu mat bi bu normal bi que par loolu voilà et que ngëneel li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala defal tamit nga di ko reconnaître loolu moom moo tax il faut faire aussi une différence maanaam ak équilibré entre ngëneel gi ak entre modestie bi mooy tawaadoo gi ak lu ñuy wax ash-shukr mooy reconnaissance maanaam ngërëm gi il faut nga am équilibre boobu ñu bari nag mënuñu équilibrer loolu am na ñoo xamante ne tawaadoo rek lan man maanaam wàcc seen bopp rek lan man ci ba tax du ñu sant li leen yàlla defal ci ay xeeti ngëneel am ñoo xamante ne sant yàlla ci ngëneel yi lañ man ba tax da leen di dépasser ba nga xamante ne léegi tawaadoo gi dootuñu ko mën a maanaam dootuñu mën a modeste mais il faut que nga équilibrer ko c'est-à-dire que tout en étant modeste maanaam nga wàcce sa bopp mais aussi ngay sant yàlla tamit ci vraiment lim la defal parce que lu rëy la lu màgg la le simple fait que mu def la nit rek déjà lu rëy la déjà le fait que mu bind la rek déjà lu rëy la ginnaaw bu mu def la nit et cetera ginnaaw bi mu def la jullit et cetera ak yi ci tegu yëpp yëkkati gi mu la yëkkati nga xamante ne maanaam yooyu il faut ngay reconnaître ngay sant yàlla di ko gërëm ci xéewal yi mu la defal te kenn ku ci nekk bu xoolee boppam dina gis ci boppam loo xam ne dina xam ne kat man sama junniy moroom wala sama million yi moroom ñu ngi bëgg a mel ni man te amee lu ko parce que li ma yàlla defal vraiment du neen aussi il faut nga reconnaissant par rapport ak yàlla ci loolu Alxuraan fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis sa xéewal borom yi wax ko nga taxaw ne yàlla kat vraiment ay la dafa la ma nanga alhamdulillah
mais ànd ak loolu yëpp il faut être modeste aussi et humble. modeste mooy woyof. waaw woyof voilà mais teg sa bopp foo xamante ne jàpp nga ni yow buñ la invité waroo dem buñ la woowee ci place sàngam yow loolu daf laa war a jomb buñ la boo toogee nit ñi maanaam fi mu toll dañ laa war a jiital tout le temps da yow maanaam fi mu toll boo nekkee fenn gaa yi dañoo war a noppi jox la kàddu gi ngay wax boo ñëw kiiwee maanaam et cetera maanaam jàpp ne daal fi mu toll yow ku la woo dugal la ci R jaata R4 nga daal di def ba yépp ku la maanaam et cetera voilà buñ la invité fenn mais kii ay basang la am mais toogal ci basang yi basang yi la am nga toogal nga fonkol ko basangam yi bu amee photo yi nga fonkol ko photo yi voilà mbir mi noonu la demee voilà nga fonkol ko ba mu xam ne fonk nga ko voilà bu la Moustapha. bu fekkee koo xam dafa war a montrer autorité am foofu dafa war def attention les gens yi nga xam dañuy yor certains pouvoirs donc war nañu def attention. voilà non mais. non mais c'est que loolu du parce que boo xoolee yii nii ñuy wax nii ay jikko la yoo xam ne ci xol la ñuy ne. donc c'est très important c'est-à-dire que mën nga bëgg nit mën nga ko fonk respecter ko ak yépp mais loi bi loi la règle yi règle la amul distinction kii dafa jàdd yoon ñu def ko ñu jaarale ko fi ñuy jaarale ñu jàdd yoon ñépp ak ku mën doon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Fatima maanaam doomu Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam moom noonu la ko waxe Fatima bintu Muhammad law anna Fatima bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha moom moo ko waxee noonu sallallahu alayhi wasallam sayyidat Fatima doomu Yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu sàccoon sax ma dagg loxo bi voilà te moom moo gën ci jigéen àdduna bi mais bu sàccoon ma dagg loxo bi ma jaarale ko fi ñuy jaarale ku sàcc ba ñu war a dagg loxo bi c'est la loi loolu dindiwul dara maanaam loolu sax dañ ko war a def rek ngir xam ne yàlla moo ko bëggee noonu loolu moom moo tax bu loi yàlla yegsee da nga koy appliquer pas par vengeance pour fayu wala par ne ñaw baax na ci ñoom gars yi da ngay waaru dañoo doy war ne de pas dans ce sens mais dans le sens que ni yàlla de moo ko bëggee nii ma def ko et que lii lu baax lay doon ci ñoom parce que bu baaxul woon ci ñoom yàlla duma ko digal maanaam xeetu ba tey fi xeetu mbëggeel gi dafa nekkaat foofu voilà et que lii ma koy teg nii loi bi maanaam règlement bi maanaam même bu fekkente ne ku ñu war a gëdd la nga gëdd ko ku ñu war a corriger la nga corriger ko même loolu sax mais il faut que nga am état d'esprit que ni dama koy def parce que maanaam dama koo bëgg moo tax parce que lii moo koy jariñ te lii nii sax peut-être que bu ma koo defee ba pare dina ci amee loo xamante ne moo may féete ko maanaam comme c'est pas parce que aussi beneen affaire tam am na c'est pas parce que dafa sàcc wala dafa rey nit wala dafa njaaloo wala dafa naan sàngara bañ teg ko sentence bi que ni man maa ko gën tekkiwul loolu de déedéet def na lu jaaduwul loolu benn affaire la mais ngëneel ci yàlla la nekk def na affaire bu jaaduwul waaw lii benn affaire la mais ngëneel moom ci yàlla la nekk parce que mbir yi daf ñoo lan ump réalité mbir yi daf ñoo ump peut-être que lii moom mooy tax comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon Maaris biñ ko raj moom maanaam buñ ko lapider Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne tuub na tuub goo xam te ne buñ ko séddale woon waa Madina ñoom ñépp mu labal leen maanaam ñoom ñépp dana waral seen bàkkaar dañ ko effacer dañ leen yóbbu ci àjjana yi gën a kawe ngir moom kese te pourtant dañ ko sànni ay xeer ba mu génn àdduna ndax la
ngir sababu ne dafa njaaloo ba ñu teg xadd bi ci kaw. c'est-à-dire que loolu important la le fait que loi ñu di ko teg ci kaw nit il faut pas que nga di ko gisee comme étant benn xeetu kuy faj ab mer wala kuy wala barbarie wala kuy déedéet il faut que nga jàppe ko mais nag loolu état d'esprit la c'est-à-dire que mais état d'esprit la bu ñuy entraîner wu tamit bu ñu entraîner wu il faut que nga dem ba nga mën ko incarner ça veut dire que il faut nga entraîner wu nga mën ko incarner mais loolu la voilà c'est-à-dire que c'est comme sa doom rek sa doom bu voilà bu defee loo xamante ne da nga war a dóor loxo bi mu ngi ñëw boo kiiwee dara mu bëgg a dugal teg loxo bi ci taal bi nga dóor loxo bi nii day jooy après nga bàyyi ko mu dem mais yow loolu nga def noonu defoo ko parce que da ngay faj mer wala da nga bëgg wane ñëw baax na ci moom wala yooyu déedéet da nga ko def parce que da nga ko bëgg parce que bëggoo mu teg loxo bi ci taal bi parce que bëgg loolu koy gaañ parce que bëggoo ëllëg yow nga bañ fee nekk moom mu gaañ boppam loolu moom moo tax nga di ko def noonu bu ko defee dina jooy mu kii mais yow loolu da nga ko def ngir loolu te sax après buy jooy tam nga nax ko ci moment bi muy jooy nga nax ko tamit ne ko waaw bàyyi kii dama bëggoon rek maanaam mu nekk mais loolu tamit il faut que nit mindi fi yépp nag ngay doxal ak ñoom noonu sans exception toutes les créatures sans exception ngay doxal ak ñoom noonu ñépp loolu mooy ñi ñu war a teg ñi ñu war a teg ay daan ñi nga xamante ne waruñu leen teg daan moom y a pas lieu pour nga di leen teg dara parce que amul lu war a tax nga di leen teg dara voilà voilà donc loolu yëpp ay xeet yi loolu ci xeet doxali ñu la bokk kon wàcc sa bopp woowu bëgg googu mais ak beneen mooy te boobu ak am solo ak màgg ak rëy te mooy dëggu la sincérité l'implication la résolution la détermination voilà yooyu moom bu ñu amul moom c'est bon nga tëdd nelaw quoi te xam ne bokkoo ci affaire yi bon voilà malheureusement ça c'est comme ça c'est la réalité c'est la triste réalité mais bon ah voilà quoi voilà dañ la ajourné non bokkoo ci yoonu yàlla moo mel noonu il faut que nga ànd ak sincérité détermination résolution voilà sans faille waaw ku melul noonu bokkul moom dañ koy ajourné moom bokkul moom voilà il faut que lan xoolal sëñ Hadi wax sëñ Hadi radiyallahu anhu mu ne bul tokki bul yokki kuy wut yàlla boo sawarul sax am ko wóorul te dooroy Seexu Tijaan jeex mais buñ ne ñoxor njaay rek nga tokki woo affaire boobu finalement c'est voilà c'est un peu compliqué tout c'est voilà dafa metti dëkk bi da ngay waaru xam nga àdduna bi léegi neexatul tout ça voilà loolu mooy yow dañ lay éliminer voilà il faut être très rigoureux très déterminé voilà résolu mais sincère sincérité nag mooy lan mooy li ci biir ak li ci biti nuroo mu am conformité entre li ci biir ak li ci biti mu am conformité voilà ba pare saa ngay wax ne yow yaa aay wala yaa màgg wala yow yaa am benn capacité moo tax maanaam il faut que nga génn ci yow bépp moyen il faut nga jàpp lépp ne ci yàlla la jóge loolu moom mooy sincérité voilà donc il faut l'avoir cette sincérité là voilà loolu moom mooy yoon bi moom loolu la waaw loolu moom mooy yoon bi il faut que tamit nga fexe ba lépp loo xamante ne ay xeetu jikko yu koy contrarier yooyu nga dindi ko maanaam lu demee nekk ay mbañeel ay haine
haine yi nga dindi ko waaw il faut que yow sa conception des choses haine bañ ci bokkati voilà sa conception des choses haine ay xeebaate yooyu bañ ci bokk ay doyadalaate ay tuutalaate yooyu bañ ci bokk te nga xam ne lépp lu nekk ci àdduna bi ci symbole yàlla yi la bokk te màggal symbole yàlla yi ci lan la bokk ci ragal yàlla la bokk wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub képp koo xam te ne da nga màggal symbole yàlla yi ndax yàlla bindul loo xam te ne dafa tuuti yow yaa ko jàpp ne dafa tuuti yaa jàpp ne lii dafa doyade dafa tuuti mais yàlla mi ko bind moom jàpp na tuuti na te bu màggee ci yàlla mooy lu màgg la voilà bu màggee ci yàlla rek mooy lu màgg la voilà nga jàppe noonu mbir gi il faut nga am instinct boobu il faut mu dem ba nekk instinct ci yow voilà et que ngay nekk tout le temps tamit ci di tudd yàlla di zikar di sóobu maanaam sóobu parce que sóobu kenn mënu koo tudd sans tudd zikar waaw zikar à travers lu nekk zikar voilà sa xol nga purifier ko nga defar ko ba nga xamante ne yépp yi nga xamante ne dañuy waral xol bi di wow nga moytandiku ko yi nga xamante ne dañuy tax sa xol di nooy nga jéem cee nekk voilà comme message ma envoyé ci voilà mail bi voilà yi tax sa xol di nooy nga jéem a sàmmanteeg yooyu yi tax sa xol di wow nga jéem ko sori tout le temps nga nekk ci loolu voilà am na tamit yeneen mbir yoo xamante ne mat naa bàyyi xel ci cheminement boobu maanaam pour ñëw nekk dëgg-dëgg ci niveau boobu mooy il faut nga nekk koo xam ne dangay nekk ci xaal ci maanaam ci xaalu mushahada maanaam mooy contemplation c'est-à-dire que loo gis da nga war a jéem a fexe ba apercevoir yàlla à travers loolu voilà nga xam da ngay apercevoir yàlla à travers mbir mu ne voilà idéologie yi ñu doon wax mooy tawhid yi nga xam ne mooy tawhidul aarifina yi nga xamante ne da nga koo war a xam jàpp ko yooyu boo xoolee moom moo nekk ci moom lañ développé ci Taysiir bi ak ci la Kunûzul Haqâ'iq yooyu idéologie nag moom mooy sóobu maanaam incarner loolu moo tudd sóobu mais am na beneen mbir boo xamante ne obligatoire na sans loolu yoon bi mënul nekk mënoo sóobu sans nga incarner ko mooy al aadaabu bu ñuy wax al aadaabul mar'iyya teggin yi teggin mooy règle de bienséance convenance politesse spirituelle bonne manière yépp mën nañ ko wax maanaam yépp li muy tekk mooy teggin ensemble de choses la yoo xamante ne nit ki il faut mu incarner ko bu bëggee incarner loolu voilà yépp yooyu tamit di jaamu yàlla ngir yàlla kese bëgg yàlla di xool tout le temps moo tax nag loolu mënoo ko def lu dul nga xam lan la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan jàngale ak daan doxale ci saa su nekk ci mbir mu nekk ci xaal bu nekk ci situation bu nekk ci circonstance bu nekk nga xam ko nga di ko jéemat nga taxawal ko nga doxal ko que ci situation boobu ci ngay mën a incarner teggin yi de manière complète de manière parfaite sans loolu mënoo incarner teggin yi voilà sans loolu mënoo incarner teggin yi loolu moom moo tax ñooñu waa ahlul mahabbati ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu incarner saxaaba yi radiyallahu anhum lañu incarner saxaaba yi radiyallahu anhum lañu incarner voilà nekk jaamu yàlla yi kese gisoo leen saxaaba yi radiyallahu anhum kenn du leen tuddee ay wàllu yu sax kenn sax du leen wax ne ñu wàllu yu diw
ab saxaaba wala yu Seydina Abubakar kenn ko radiyallahu saxaabil jalil voilà saxaaba bu màgg bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu àndandoo gi ñuy ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps am na nag nit ñu mel noonu nit ñi bu ñu yéegee ba bokk ci ñooñu dañuy nekk ñoo xamante ne ñooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooy am tout le temps Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy nekkal moom la ñuy waxal moom la ñuy defal moom la ñuy tout le temps loolu moom moo tax du ñooñu noonu du ñu sax yëngal seen baaraam donc duñ ko yëngal lu dul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen koy wax wala Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu voilà loolu moom moo tax il faut que tout le temps jéem a incarner li nga xamante ne moom mooy xaal yooyu noonu voilà yombul mais cheminement la te et puis cheminement la boo xamante ne nit ki bu koy def du ko def moom kese déedéet loolu mënul nekk cheminement la boo xamante ne dafa laaj koo xamante ne vraiment da koy xam mu dina ci tette dina ci jàppale mais borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def benn xéewal ak ngëneel ci tariqa bi boo xamante ne bu ko daf ko def mu yombal cheminement boobu nga xamante ne nit ki bu respecté tariqa bi maanaam fonk ko leer yi nga xamante ne ñoom ñooy jóge ci awraat yi nga xam ne ñooy wérdu lazima yi mooy wérdu bi ak wazifa bi ak xadarat jumaa bi maanaam wérdu yooyu noonu zikkar yooyu muy zikkar ak respect bi mu koy maanaam loolu ak bu ko defee ak ni nga xam noonu lañ ko bëggee xaal boobu moo tax par exemple Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nekk ak moom saa su nekk loolu nit ki bu amee volonté bi il faut mu am volonté bi su amee volonté boobu noonu ngir cheminer ngir yàlla kese nekk ci tout le temps comme buy wasifa ak buy xadara day gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nekk ak moom xulafaa rashidun dañuy nekk ak moom Sayyid Ahmad Tidiane radiyallahu anhu day nekk ak moom xaal boobu moom ñoom dañ ko am tout le temps xam nga tout le temps ñi ngi ànd ak xaal boobu suñuy wasifa nga gis seen leer yi day yokk di yëkkati ko di jolle di gën di bëri di gën di dooleek loolu intérêt bu mag la ci wasifa ci mbooloo yi nii ndax day tax tout le temps leer bi nga xamante ne moom moo ci nekk day jolli di yëkkati ko tout le temps di yokk di gën di bëri tout le temps et que xadara jumaa bi moom moo koy canaliser stabiliser ko loolu moom moo tax kuy di xadara tout le temps du ko rate léegi mu nekk aarif billah loolu moom amul sax xay ma dem ti ñëw foo gisee nit kuy xadara tout le temps musul tardé xadara dox leen tuuti leen nga gis mu nekk aarif billah loolu moom kooku amul sax ay kii yu bari voilà da koy canaliser stabiliser ko téye ko saxal ko daaj ko ci nit ki ci être nit ki ci essence nit ki la koy daaj leer yooyu et que nit ki comme dafay toog di jotaayoo ak Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ koy simmil seen ay mbubb maanaam seen ay mbubbu leer di ko solal dañ koy simmil di ko solal à un moment donné parce que en fait dafa am niveau boo xam ne ñépp mën nañ koo cheminer même bu dee yow kese nga maanaam ci biir tarixa bi lañ wax maanaam bu dee nekk nga ci maanaam soxlawuloo kenn di la assister particulièrement boo nekkee ci sa wirdi wasifa kii nga sóobu incarner melo yi nekk ci xam dëgg-dëgg essence quintessence tarixa bi ne dañ koy def ngir yàlla y kese et cetera jeex na da ngay dem mais nag am na niveau boo xam ne nag par contre soo fa yeggee là il faut nga soxla ku jàpp sa loxo non am na niveau particulier benn sëy la boo xam ne moom foo fa yeggee moom sëy boobu non là par contre di nga soxla koo xam te ne da lay téye di nga ko soxla
di la tette naan la mbir mi nii la lii moo baax lii kiiwul mu lay leeralal yenn xam-xam yi di la leeralal yenn yoon yi di la leeral di ubbi sa bët ci yenn réalités yi di yëkkati yenn voies yi nga koy gis ngay commencer comprendre yenn réalités yooyu léegi nag loolu su fekkente ne yàlla daf la dimbali nga nekk ak nit koo xamante ne moom déjà mel na noonu moom da ngeen di ànd rek mu jàppale la mais am na yeneen i possibilité moom mooy soit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moom mooy ñëw ne la saa yi dégg nga fii mu tollu nga place sangam instant bii nii soxla nga ku la jàppale man maay sa yonent man tamit maay sa sëriñ man maa lay jàppale maay téye sa loxo ñu jàll yoon bi benn ndànk ba nga yegg fi nga jëm loolu mooy benn possibilité bi beneen possibilité bi mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñëw jekki-jekki rek Cheikh Ahmed Tidiane ñu cëpp radiyallahu anhu ne la sa waay waaw mu ne la man maa ngi lay jàppale nañu dem commencé la di la jàngal yenn affaires yi di dugal sa di la xamal yenn yu bari di la wan yoon bi naan la nii lii la yenn yi nga xamante ne danga ko sol yenn yére leer yi nga xam ne moom nga soxlaa sol dafa am ay tur yoo xamante ne ñoom il faut nga xam leen pour mën leen sol tur yooyu mu dévoiler la ko wala ne la am na tur bu tudd nii lii la nii la mel lii mooy réalité bi ci am sol nga sol ñu ne mën a la nañ dem donc loolu yëpp ay étape la yooyu étape la kooku soit loolu day am na beneen possibilité moom mooy mu boole la maanaam kenn koo xamante ne en fait Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam wala Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu maanaam benn la en fait benn la bu ñëwee ni ko mooy Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu benn la parce que moom mooy baatin bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy zahir bi moom mooy ñëw maanaam kenn ci koo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dañoo incarné wu ci moom maanaam dañoo régénéré wu plutôt ci moom de telle sorte que moom mbubb la ci ñoom maanaam silhouette bi la silhouette le corps physique silhouette la boo xamante ne l'esprit ruux bi koy dundal mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu am na ñu mel noonu kenn ci ñoom nag mooy ñëw fekk la ci yoon bi ngay dem bu jàpp sa loxo téye la ne la saa nañ dem yoon bi mu ngi nii mais kooku mën na bokk ci ñiy dund mën na bokk ci ñi génn àdduna mën na bokk ci ñi nga xamante ne da nga leen daan gis tous les jours mais xamoo ko woon ci ñoom mën na bokk ci ñoo xamante ne bokkoo leen sax réew mais daal da nga jékki-jékki rek mu téye sa loxo ne la saa yi nga ne waaw mu ne la nañ dem mais ku mel noonu dootoo amati droit xoole ko bëtu nit simple dootoo amati droit bi fokk danga koy xoole comme si bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dund ngay dund ak moom mbir Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam wala Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu obligé voilà mais ñooñu nag parfois dañuy tasaaroo en fait am nañu existé nañu souvent dañuy nëbbu dafa tàng non bërëb bi la day tëjaat voilà voilà léegi kon ñooñu noonu ñoom noonu lañ mel am nañu ci dëkk yi am nañu ci réew yi presque dëkk boo dem dinañ fa am souvent mais du ne dañuy nëbbatu en fait du ne dañuy nëbbatu mooy li ñu doon wax keroog rek mais mais duñu woo wax ne
man ci ñooñu laa bokk duñ ko wax mais ba mu des ci koo xamante ne ci kanamu koo xam ne kooku moom il faut que moom xam nañ ni kii ak defaroom fokk mu jaar ci loolu voilà waaw li ma doon wax keroog rek en fait jarul ngay nëbbatu kii parce que de toute façon nit ñi duñ la xam en fait nitu yàlla yi noonu lañ mel nitu yàlla yi noonu lañ mel de toute façon jarul ñuy nëbbatu moom laa doon wax naan la li ma remarqué mooy ndekete gars yi wàllu yi man dama foogoon ni dañuy nëbbatu fi metti yi mais après je me suis rendu compte que ni nëbbatu wuñu trop voilà nëbbatu wuñu trop en fait jarul ñuy nëbbatu parce que de toute façon nit ñi dañ leen xam tey bu ñu taxawoon di wax ni man may wàllu yu diw nii nangam wax ko ñépp dégg ko gars yi duñ gis loolu lu mën a xew duñu jarul nëbbatu en fait da ngay naturel rek simple rek ah naturel la rek nit ñi duñ ko xam waaw am na ci benn mbokk taalibe moo ne maanaam sama sëriñ la sax kay mu ne waaw man de fi mu toll mbaxana daal mbaxana daal laa bëggoon a wut daal mais loolu su ma ko defee mais gars yi dañu may commencer xam dañu may commencer kii ma ne ko jaru ko wutal sa mbaxana di ko teg sa bopp bi rawul gars yi duñu ko xam gars yi duñu jëli dara d'ailleurs kiiraay sax lay gën a nekk ci ñoom day loolu beneen voile sax lay doon ak mbaxanaam mu ñaaw mi xaw ma lu muy def ko xool moom bii la ñuy dóor temps yi quoi mbaxana bi loolu lay def de mais effet boobu defu du def beneen effet bul yaakaar ne dina def beneen effet fii gars parce que lu tax parce que voile bi la maanaam kiiraay bi la maanaam nit ñi ñoo mel noonu maanaam yàlla noonu la bindee nit ñi kiiraay bi mu teg seen diggante ak nitam yi moom moo tax duñ leen xam voilà parce que ñoom tout le temps zahir bi rek la ñuy àtte li ci biti te nit ki yàlla li ko def nit maanaam li ko caractériser nekkul ci bitim ci biiram la ne li ko caractériser du ci bitim ci biiram la ne voilà voilà donc jaru ko voilà mais ala kulli xaaleen li ñu ci jublu woon moom mooy cheminement boobu cheminement la boo xamante ne il faut que mu am il faut que nit ki te tarixa bi dafa ñëw pour loolu pour nit ñi di am cheminement boobu spiritualité boobu gis nga li ñu gis ci Tayssîr bi ak ci Kunûzul Haqâ'iq bi yi ñu ci gis noonu loolu dëgg-dëgg ak d'ailleurs sax yii ñu ko ba léegi moom la ñu nekk di gis ni ci Kunûzul Ashara bi maanaam loolu dëgg-dëgg mooy quintessence mooy esprit wu tarixa bi il faut que nga sóobu ci bokk ci dëgg nag waa tarixa bi sinon ku jàpp werd rek nga am na ngëneel yu aju ci yow yi ñuy wax naan da ngay teel a dugg àjjana da ngay dëkkaar ak yeneen bi sa biir àjjana da ngay kii booy dee doo sukuraat da ngay deewaale si ngëm yàlla yow ma xam doo taxaw da ngay jéggi siraat ci kaw laa fi malaaka yi et cetera yooyu yëpp am na ci da nga koy am yooyu yëpp da nga koy am mais dina am loolu am mooy li tax tarixa bi ñëw loolu nga dul am mooy quintessence bi l'esprit même de la tariqa moom moo dul nekk ci yow voilà moom ngay manquer la en fait ce qui fait que boo demee parce que comme ni ñu waxoon maanaam ñooñu afraad yooyu aarif billahi yi comme ay awaam ci seen kanam maanaam comme ni simple nit ñi mel ci kanamu aarif billahi noonu lañ mel ci seen kanam ñoom aarif billahi noonu lañ mel ci seen kanam maanaam aarif billahi bu taxawee ci kanamu kenn ci afraad yi nii day daal di commencer comprendre automatiquement que ni maanaam tem mu jàppe boppam sax que ni moom ndekete ci awaam yi la bokk maanaam tem mu commencer jàppe boppam que ni moom ndekete man maa ngi doon comprendre ndekete déw moo fi ànd voilà
mais quintessence tarixa bi loolu la esprit yu tarixa bi loolu la état d'esprit bi fonctionnement bi et cetera loolu la maanaam mooy nga nekk koo xamante ne sa dara du nekk ci lenn lu dul ci yàlla yàlla rek ngay nekk ci yàlla ngay xëy ci ngay gont moom ngay sóobu moom ngay wax sooy wax ci yàlla ngay wax sooy def yàlla moom maanaam yow amutoo sa bopp da nga seey complètement ci yàlla ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Sayyid Ahmad Tidiane radiyallahu anhu da nga seey et que secret bi gën a mag bi gën a rëy bi nga xamante ne moom mooy bi nga yor mooy wirdu lazim bii wirdu bi wasifa bi xadara bi nga fonk ko comme ni nga fonkee lu dul loolu ginnaaw sa julli juróom moom mooy secret bi gën a mag ci secret yi amul secret bu ko gën a mag buñ naan kaay ma jox la benn secret bi gën a mag mooy wird bii ñu la jox fi mu la mën a yeggale leneen strictement leneen wala keneen manu la fa yegg voilà nga comprendre loolu kon nga fonk ko téye ko bu baax am na koo xamante ne man ñi xam naa ko tout le temps day gis Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu même buy waxtaan ak nit sax bu nit ki waxee ba pare Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo naan ko tontu ko wala bul ko tontu wala tontu ko nàngam lu muy def Cheikh Ahmed Tidiane moo koy wax radiyallahu anhu mais moom dafa ni li ko yàlla defal noonu surtout ci digganteem ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu en fait dafa njëkk a gént Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko demal nga jël wéru Tidiane mu toog 40 jours wala lu ko jege wala lu ko ëpp tuuti yoo xamante ne deful dara ni mu géntaat Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko hey dama la waxoon nga dem jël wéru Tidiane mu jël wérde bi muy commencé wérde nii ay quelques jamono ne mu commencé gis Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mais moom mu ne gis ngeen man du ma fi def lenn lu spécial lenn daal laa xam ne moom dama koy def su may wirdu moom damay toog nit mu ko waxe ma jël sama temps concentré wu wirdu bu set wecc bu may wasifa sama xel ma génne ko ci lu ne nekk ci concentré wu ci kese wasifa sama wasifa bu baax xadar ju ma noonu man daal lii lay def lii daal lay def jeex na lii lay def lii defuma fi leneen voilà avant daal mu gis Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tout le temps mais le fait que mu sérieux ci nekk ci voilà loolu lay def et puis tamit am na beneen affaire bu mu wax tamit bu am solo mu ne duma dundee lu léwul moom ci alal duma ko laal waaw te kooku moom man xam naa ko waaw loolu rek la affaire bi loolu c'est ça il faut être voilà il faut d'ailleurs sax nit ñi duñ ko sax foog nit ñi duñ ko foogee voilà bu xëyee day dem ci liggéeyam tranquillement dox ay affaire am su paree ñibbi këram nekk ci moom daal loolu lay def deful fii loo xam ne lu spécial la lu nit ñi di ci ak yooyu di coow ak yooyu dégg lii Serigne moom kër gi waxoon fekk ko ci sa muy këram saa ko fay fekk ci nekk. ne ko toi tu es intelligent. Les Sénégalais ils viennent ils amènent tous leurs secrets ils pensent que c'est mais il y a que ça qui est. dëgg la en fait c'est salaatul faatihi xool Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu la wax salaatul faatihi moom laa lay digal ak
sama digal bi gën a sincère ci digal yi mooy dama naan la sa temps libre bi nga am yépp jël ko nga labal ko ci salaatu faatiha muy guddi muy bëccëg loo am rek nekkal ci salaatu faatiha lépp loo xamante ne nitu yàlla am na ko soo saxee ci salaatu faatiha danga ko am sa guddi ak sa bëccëg gi bul ko wutal lim bu précis nekk ci rek tout le temps 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 salaat faatiha salaat faatiha salaat faatiha salaat faatiha kese kese nga nekk ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa waaw teg ko ci nasir al-haqqi bil haqqi waaw taxul s'enfermer wala tëju ne woon nga même mbedd mi. même fépp mais comme kii nga wax nii. il se concentre dafay s'enfermer s'enferme. waaw mais bu defee benn non wird laa wax. ah il faut s'enfermer. non waxul na day enfermé wu suy wird mais da ci maanaam moom ci boppam day concentré wu ci wird bi muy wird ko normal. buy wird dañuy wird bu normal bu toogee ñuy mbalaa du wasifa gaa yi wasifa mu fexe ba nekk ci wasifa bi jéem a teewlu baat yi nekk ci waaw concentré wu ci rek nekk ci bu ñuy xadara mu toog nekk ci 1 heure de temps mu toog rek concentré wu ci nekk ci ba 1 heure yi jeex na du fi nekk di divaguer wu nekk ci partie yi fu ne mu xool ko ku nekk mu piis la lu ne mu waaw luñ ne ñu xam daal mu ne nii déedéet da ciy ne rek boo pare voilà est-ce qu'il s'enferme parce que quand tu es dans une voilà loolu rek mooy man moom defuma lan lu loo xam ne lu spécial la liggéey yi de mais rek ni ma koy defee moom waaw dama ci nekk voilà bu set aw set la baatu bu set sax la utiliser kay waaw samay wirdu sama wirdu bu set mu wasifa bu set waaw hein non déedéet si affaire bi loolu maintenant nag le fait que nit ñi en fait xam nga affaire bi dafa jege moo tax nit ñi dañuy foog ne non affaire bi warul nekk loolu kese non affaire bi warut a nekk loolu quoi parce que nag quand même gars yu mag yi li ñu am ni non loolu joxu leen ko quoi alors que loolu la buñ ciy nekk léegi ku weddi nga sax ku weddi rek essayer léegi ma wax la bu ñu demee fii 40 jours di nga ñëw ni ma la nga doon wax dëgg la de fii 40 jours laa lay wax ku weddi rek defal. voilà radiyallahu amul ay sikar yu kii te moom yooyu la Cheikh daan utiliser daan sikar waaw moom kay ku jàpp ne affaire bi non war na am leneen lu ne ci ginnaaw lu bokkut ak lii may wax moom essayer sàllaa boo essayer fii 40 jours nga ñëw nga ne ma saa yow li nga doon wax ay explication boo ñëwee liggéey ci di nga ne saa yi nekk te wax nga dëgg yow man dama ko yéex a xam yooyu ngay wax kenn ñëpp nii la yoon bii ma la wax nii la voilà di jéem a def lu jub li yàlla di bëgg nga ji ko jéem a def parce que li muy bañ nga bàyyi voilà bañ a nekk ci ndëngate ak njubati voilà waaw lii daal mooy yoon bi waaw te wutuloo ci dara lu dul ne yàlla daal nga bëgg mu kontaan yàlla rek voilà ñu am foofu xam na insha Allah jotaay wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin